Mboubane di benn quartier ci commune bu Fatick jamono yi turam fës lool ndax musiba ci quartier Mboubane la fekkoon baax kii di Lamine Koita bi faatu lu yàggul dara te gënam àdduna andi jafe-jafe bu nekk ci benn quartier gii di Mboubane la ñu jamee paaka tuutànk boobee daan wuyoo ci turu Ngor Senghor te mu dëkkee ca Ñaaxaar quartier gii di Mboubane lii di ñàkkum kaaraange gën di wéy saasu ne seetlu gi arène municipale bu ñu fay tabax boobak léegi bëgg a doon buntu musiba bu ñu sukkandikoo ci askan bi fay yeewoo. xoolee arène boobu noonu sous terrain sax mu ngi si arène bi. lépp mu ngi foofu ay ruq yoo xam ne nii foofu mën nga fa rey nit sax ba pare te kenn du ko yëg kon lii bettul kenn bettul benn waa Fatick waaw ndax ñoom ñu ngi ko waroon a defar depuis 2015 waaw depuis des années si ginnaaw dañ ko waroon a defar mais dañoo jël xaalis boobu noonu léegi ñoom fan lañ def xaalis boobu noonu ba defaruñ ko ba nga xam ne nii arène boobu noonu xoolal di 50 mètres carrés yi ko wër yëpp ay poubelle la waaw ci loo xam ne nii xoolal te benn lampe buy leeral buy éclairer foofu amu fa. te boo deful nag foofu booy romb sax foofu risque la guddi gi parce que wóoru lu ne mën naa génn ci arène bi song la municipalité bi amul lenn loo xam ne nii def na ko fii nii ci dëkk bi parce que tey bu fi defoon benn liggéey boo xam ne bu réglé la liggéey boo xam ne boo xëyee suba sax di nga dem couscous ci am ci benn 2000 wala 1000 francs kon heure bii nii doo gis sax xale yi ñu ngi dem foofu noonu di fa dajaloo ci arène boobu noonu nga xam ne dañ ko faa bàyyi pendant des années defaruñ ko mu doon ruq kon donc gars yi bu dañoo am jot ñoom xale yi ñoo tax ñuy dem foofu waaye bu fi liggéey amoon duñ am jot bay dem foofu noonu bañ leen fay fekk bay rey gis nga buñ ko defaroon ba tëj bunt yi kon heure bii nii cause bii nii du fi am xale yi duñ fa taxawaalu sax parce que dañ koo tëj wutal ko gardien waaw mais defuñu ko dañ koo bàyyi foofu noonu ay sous terrain comme ni ma la ko wax ay sous terrain ñu ngi fa foofu lu nekk mën na fa laqatu jaan lu ne mën na fa laqatu waaw te xale yi ñu ngi dem foofu suñu doom yu ndaw ndawaan yi sax fa la ñuy des fois mën nañ fa dem di foofu te lu nekk mën na leen faa dal te lii ñii buñ gaawul nag teg si tànk nii leneen dina fi ñëwaat. li nga xam ne moom lañ jëkk a jooytu mooy position arène bi yàgg na fi jëkkoon nañ ko def daaneel ko defaat ko liggéey bi parewut te fi mu nekk nii nit ñi jëkk a métti lu mooy li nga xam ne loolu la jege armeel yi. jege na armeel yi à tel point que ñu ne bu pare woon fi mu nekk ñu pour ñu organiser fi làmb dina xaw a doy waar. tribune ba demoon na ba avancé mais mel woon ni moom bii aussi demoon na ba progressé arrêté nañ pan de mur fi dese tout cela finalement lu doy waar ba pare te pratiquement ay cachu lu nekk fi mu nekk reptile lu nekk mën na fi jaar mais li ñu gën a métti ñun fii ci quartier Mboubane mooy tëli bi nga xam ne commencé nañ ko boobaak léegi mat juróomi at chaque année du jàll ba pare te du pare te fi mu nekk nii dëgg-dëgg booy jaar bu dem jàkka ji sax c'est tout un tas de problème toujours cette temps ki dañuy tilim bu dee guddi bu dee nawet beneen affaire la bon pratiquement ndox mi day taa gannaaw kër Pàccam fii ba passage boo xam ne kenn du fi mën a jàll la ça pose énormément de difficultés. guddi ñun ñemeetuñoo génn suñu doom yi ñemeetuñoo génn ñu ngi ñaan dimbal daal di ñaan arène bi wax dëgg fa yàlla luñ ñu ci mën a dimbale waaw ñu dimbale ñu si ndax yi fiy xew daal lu ñaaw la. arène bi pour réfugié fu mu nekk nii daal ñu ngi métti lu trop ba ngeen ñu jàppale woon ñu jël parce que saa ci yeneen yëpp mën nañ fi laqat. arène bu Mboubane bu ñu ne arène bu Mboubane ñëpp seen xel day dem ci li fi xew temps yi lu fi xew temps yi. mooy loo xam ne day firndeel insécurité bi am fii danger bi nga xamante ne arène bi moo ngi koy représenté umpu leen ne le problème Lamine Koita il a démarré ñu ciy wax pare guñu parce que démb ñu rayaat encore fii un bébé qui a été enlevé depuis Niakhar kooku enlevé ko kooku indi ko ba fii reysee ko fii ça signifie quoi que fii nit mën na fee defee lu nekk donc fii mooy bërëb boo xamante ne lu ne mën na fi am fii la ñuy rey nit ñi fii la ñuy defee lu ne et figurez-vous bien on est en Mboubane à cheval entre Mboubane et Darou Salam foofu la arène bii nekk en pleine ville en plein cœur de Fatick nekkuñ ci àll bi ñu ngi ci biir Fatick muy lu doy waar muy lu garaaw arène bii nekk fii ça fait maintenant 15 ans xooleen miiru armée la lii dafa ñaaw mbalit maa ngi nii wër armée yi dugg ci biir terrain bi où est la municipalité dans tout ça donc on interpelle les autorités locales on interpelle l'autorité suprême
l'autorité politique suprême muy notre cher maire bi nga xamante ne si koñ bi la dëkk de surcroît donc na ñëw xool koñam li fi am. On nous a parlé récemment de lampadaires 1000 lampadaires yoo xamante ne fii lañ ko indi à Fatick te fii ñu wër yëpp gisoo leen fi lamp ana lamp yooyu noonu où sont les 1000 lampes man personnellement dem naa boulevard ba j'ai compté là-bas 118 lampes j'attends de voir maintenant le reste ñu ngi koy xaar les 900 lampes qui restent ana ñu ci dimbale ñun ñu ngi fii lañ juddoo fii lañ yaroo si koñ bi mais fii may wax ak yéen ñun suñu koñ suñu kër yi man boog suñu kër ak alignement boobu yëpp xamuñu lan mooy petit lampe dañ koy dégg rek wala ñuy dox ci mbedd mi di ko séen xamuñu ko ba tey ji courant bi ñuy utiliser ñu ngi ko xëcc ci ay suñuy moromu kër muy danger li ngeen di gis ci marché yi ay branchement yoo xamante ne ci ay cantine de cantine en cantine yi lakk ñëpp lakkandoo moom moo ñuy yot parce que loolu am ci suñu kër yi amuñ sax petit lampe bu ñu xëcc courant et récemment on nous a parlé de 1000 lampadaires mais quand même loolu aussi bëgg nañ ci ay éclairage nañ ñu ñëw wax ñu 1000 lampadaires yooyu ana ñu ak fan lañ ko bëgg a def parce que mënuñ jël ay 1000 lampes nag aussi def ko foo xamante ne ñun ñu ngi fii nii gisuñu ko suñu kër yi amuñu lampe gisuñu petit lampe suñu doom yi ñemewuñ génn ñun guddi sax ñemewuñ génn ñun mag ñi waxatuma la suñu doom yi donc qu'ils viennent vraiment dire à la population naka la 1000 lampadaires yooyu noonu ont été installés bu fekkente ne installé guñ ko aussi nañ xalaat fi ñu ko war a installé parce que am na ñu ko soxla mënuñ continuer moment bi ñu toll en 2020 di branché ci ay kër pour mën a am courant fii la xewee je défie tout le monde na ñëw suñu kër ma won leen ko te ñu ngi dëggi Fatick donc muy lu doy waar barke Dembo Ndiaye on a organisé ici une fête de la Coupe du Maire dépensé fi des dizaines de millions c'était bien parce que c'était pour la population fatickoise mais entre 10 millions yi dépensé ci fête de sport ak arène boo xamante ne dafa constaté danger nekk en pleine ville en plein cœur de la ville ay nit di fi dee ay bakkan di fi rot ay sàcc ay lépp bëy yi jur yi xar yi kenn mënatu fee am dara kenn mënatu fee génn guddi même bëccëg sax des fois pour nga génn sax problème la mais quand même nañ xoolaat affaire bi on ne peut pas comprendre vraiment cela loolu xel da ko nanguwul nañ ñu ci dimbale j'interpelle notre cher maire mu ñëw xool lan mooy xew Fatick mu ñëw xool lan mooy xew ci biir koñam na ñëw xool arène nationale bi ak di ko wër on est en danger na gaaw balaa l'irréparable di fi xew en l'espace de quelques semaines 2 cas am nañ fi léegi nag on attend le pire encore pour mën a réagir. Fatick di dëkku cosaan Fatick di dëkk boo xamante ne lii di lamb dafa bokk ci seeni dundin yàkkamti lool ñu àggali liggéeyu arène municipale gile bi ñu yaakaar ni budget mataloon nañ ko bu yàgg te ba léegi liggéey bi mën a gut a sotti. maa di investissement boo xam ne vraiment ça nous coûte cher dans un premier temps amoon na investissement xam nu mu toll tribune ba demoon na ba avancé mais mel woon ni moom bii aussi demoon na ba progressé arrêté nañ pan de mur fi des. budget bi nga xamante ne moom la ñu waroon a defaree fii depuis 2015 on nous dit que le budget a été voté dégagé ba tey jii dara on est laissé à nous-mêmes. En 2015 le conseil municipal voté woon na benn fonds boo xamante ne le fonds d'équipement des collectivités locales moo ko joxoon la mairie de Fatick la commune de Fatick pour une valeur de 648 millions ñu waroon ci defar l'arène bi nekk à Mboubane fii le maire Matar ba dëkk mu nekk waroon nekk benn complexe boo xam ne dafa waroon servir arène ba pare servir stade municipal comme football ak yeneen mais 648 millions yooyu lancé nañ marché bi joxe nañ ko ki ko gagné commencé woon na travaux yi mais boo xoolee tey stade baa ngi nii stade municipal baa ngi nii xeer yëpp muul briques yaa ngi nii ñu fi depuis des années boo xoolee turbine bi baa ngi nii kenn parewu ko boo xoolee mur de clôture bi ay pan lañ fi defar amul sax fer donc liggéey bi daal dafa taxaw te liggéey bi waroon commencé en juin 2015 war a jeex en octobre 2015 te liggéey bi ba tey jii en 2020 dara parewu ci kon suñu xaalis fan la dugg nañu la maire Matar ba wax fan la xaalis bi dugg